asalaamaaleykum maa ngi tudd Pape Nalla Dieye donc nekk étudiant master histoire des relations internationales et stratégiques jiite kuréel gi nga xamante ni aussi la ñuy wax Africa First mu nekk ñi nga xamante ni ñoo nekk sama ginnaaw donc tey nag dañu ñëwoon fii ci place de la nation ànd seek ñi nga xamante ni ñoom ñooy mbootaay bi ñuy wax ànd defar jikko yi ngir rek naqarlu wax dëgg fa yàlla li nga xamante ni suñu njiital réew yi Sénégal dañ ko bëgg a daganal fii ci suñu réew muy mbirum góor jigéen mu nekk loo xamante ni diine islam da ko bañ mu nekk loo xamante ni diine chrétien da ko bañ te donc jàpp naa ne ñun ñëpp dañ cee war a taxaw dox si wax si ñaxtu si ba nga xamante ni loolu noonu duñ ko jëfee fii ci suñu réew ndaxte jàpp naa ne réalité France réalité Italie réalité États-Unis réalité Allemagne bokkut ak réalité Sénégal ñun fii ci Sénégal dafa am loo xamante benn particularité boo xam dañ ko am ndaxte jàpp naa ne tey bu ñuy tudd islam di tudd ñu gën a màgg ci islam fii ci Afrique jàpp naa ne boo ñëwee Sénégal lim bi du fi jeex ki ci mel ni Cheikh Ahmadou Bamba moo ngi fi ki ci mel ni El Hadj Malick Sy moo ngi fi ki ci mel ni Maulana Cheikh Ali Ibrahima Niass moo ngi fi ki ci mel ni Seydina Limamou Laye moo ngi fi te jàpp naa ne su ma doon ak ñoom Thierno Souleymane Baal ñoom Seydou Nourou Tall donc jàpp naa ne su ma doon lim fii ba suba duñ fi jóg te ay nit lañ ñoo xamante ni dañu jël seen aduna yëpp jagleel ko xeex ngir que ñuy mën a maintenir vraiment valeur yooyu nga xamante ni def nañ ko te bu ñuy wax tuuti ci histoire tey bi fi tubaab yi ñëwee suñu maam yi dañoo jëflante ak ñoom ci ñaari fànn jëflante nag ñoom ci ngandaay malheureusement résistance boobu doxul mais résistance bi nga xamante ni réussir na mooy résistance pacifique bi nga xamante ni ay kilifa diine ñoom ñoo ko mëne ba nga xamante ni mu réussir résistance boobu bii nga xamante ni lañ ci amoon mooy defar ay nit defar ay xeetu citoyen yoo xamante ni dinañ def si ñoom ay jikko dinañ def si ñoom ay valeur ba nga xamante ni ëllëg dinañ mun a xeex teewal l'islam te donc jàpp naa ne loolu nga xamante ni kat ñoom liggéey nañ ko ñun ndaw yi Sénégal ñun ñoo war a jóg kaas ba nga xamante ni état bi li nga xamante ni moo ngi koy bëgg a def pour des raisons politiques et économiques avec certains lobbies internationaux les LGBTQ ñu ne leen du jàll fii nga xamante ni moo di Sénégal di wax état bi également surtout le président Macky Sall am na benn bés ñu gis ci benn vidéo mu wax ne kat ci benn télé étrangère mu wax ne góor jigéen yi duñu am problème ak nguuru Sénégal évidemment parce que association góor jigéen yi ngeen di gis fii nii yëpp am nañ ay récépissé yooyu kan moo leen koy délivrer ministre de l'intérieur ci kan la dépendre président de la république ce qui veut dire que état bi dafa bokk tey ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy dooleel góor jigéen yi te loolu dafa jot bu dàkk ci réew moo xamante ni on est à 95% de la population qui sont des musulmans donc loolu dafa jot mu dàkk benn ñaar di wax aussi assemblée nationale pouvoir comme opposition dañ dugal loi boo xamante ni dañuy criminaliser li nga xamante ni mooy di góor jigéen suñ ko deful société bi dina am problème ak góor jigéen yi société bi dina am problème ak état yi ndaxte duñu seetaan benn yoon ay góor jigéen di nekk fii ci suñu réew duñu seetaan benn yoon ay góor jigéen di yeewoo ci suñu kër yi duñu seetaan benn yoon ay góor jigéen di yeewoo ci suñu koñ yi te jàpp naa ni kat ñaata jigéen yi ñoo ëpp tey ci àdduna bi góor yi buñ doon takk ba juróomi jigéen du tax jigéen yi mën a jeex góoru lëmm ak la yàlla jox nga mun fa bay ay jigéen yu rafet mel ni urul ay ni macha allah nar a doxaan sa boroomu góor di sëkk ak moom yenn yi jàpp naa ne loolu ñàkk fulla la ñàkk fayda la ñàkk ormal sa bopp la ñàkk ormal l'islam la di dankaafu góor jigéen yi di leen di wax ne ñun la jeunesse sénégalaise pare nañ pour détecter bépp góor jigéen bu nekk ci dëkk bi toroxal la ni ko yàlla santaane yàlla dafa ne góor jigéen bi dàq ko ba mu gën juróom-ñaari dëkk xaañ ko ay xeer dugal ko ci teen xaañ ko xeer ba mu fees dël donc jàpp naa ne képp ku rey góor jigéen amul lenn loo xamante ni diine dina la ci topp loolu waxu yàlla la abba góor jigéen fii ci Sénégal góor jigéen du fi am ay góoru dëgg lañ soxla ndaxte góor dëgg yooyu ñoo ñu mën a permettre ñu tabax suñ dëkk lan mooy góor jigéen lan mooy ay gay lan mooy ay gay lan mooy ay góor jigéen lan mooy ay lesbienne na góor ñi def yëfu góor jigéen ñi def yëfu jigéen jàmm ne ñooy jàmm am ci Sénégal loolu lañ bëgg nguur gi di leen di wax ne minorité lañ ci 16 millions de Sénégalais yi te askan wi luñ bëgg ñoom dañu si war a fekk suñ ko deful dinañ am problème ak askan bi loolu la moo nekkoon benn message boo xam dinaa ko lancer le président de la Macky Sall di koy wax ni fii réew Cheikh Ahmadou Bamba la fii réew El Hadj Malick Sy la fii réew Maulana Cheikh Al Ibrahima la li tubaab yi bëgg ONU li mu bëgg duñ ko nangu fii benn yoon ñun lu ñu bëgg mooy ñu promouvoir valeurs yi nga xamante ni suñu maam yi bayal nañ ko fi lu ñu bëgg mooy ñu promouvoir valeurs yooyu nga xam ak qualité yoo xam am nañ ko fi ak li nga xamante ni mooy islam ñu teewal ko fii suñu réew loolu lañ bëgg loolu la ñu exiger état bi te incha allah ñoom forcé loolu la ñu def kii dem di tëdd morom jigéenam góor bëgg tëdd morom góoram ah te góor mënu dem sans jigéen mënu dem sans góor yu baax yi yëpp dañu ànd ak jigéen yu baax yi yëpp dañu ànd ak góor ak góor du dem ah moo tax kii xool message bu ñu lancé suñu président jullit la na xam ne jullit la ñun ñëpp ay jullit nañ 95% musulman ñun ñoo fi nekk ah
nañu voté li nga xam ne ñun loolu lañu bëgg loolu la islam bëgg loolu la islam santaane ñu nekk si ku voté wul loolu ku nekk di nga dee yàq sa bàmmeel ah peuple lan mooy peuple boo deewee doo ko yóbbaale lan mooy nguur boo deewee doo ko yóbbaale xanaa xaaru nekk fi woon xanaa Firawna nekk fi woon ah xanaa yéen buur yi nekk ñu fi woon ñooñu tey anañu ñoo ngi biir suuf suñu borom subhanahu wa taala dina la laaj ah yow askan bi nga jiite woon noo leen jiite woon noo leen sàmmee woon ku nekk dinañ la laaj ah te kenn du la kii te kenn du la fekk foofu di lay dimbali ah loolu nañ ci bàyyi xel bu baax message boobu nañ ci lancé jeunes yi tamit ñoo leen di lancé message ah wàllum peew wàllum kii wàllum peew ñuy def ah seen jëmu bopp di def ay rocci di xeesal ah di dangal ah di dem ci xew yi di taasu ak yu mel noonu yooyu nañ ko bàyyi yooyu wàllum jigéen la góor dëgg day ñafe góor dëgg day liggéey góor dëgg day taral kii xam day taral ay waajuram jamono ji mënoo tee xam ne góor ak jigéen ndax la ndax si wàllum solo li salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jeunes yi lañ ciblé yéen jeunes yi bu leen alalu àdduna jaral ba ngeen yàq seen bopp ndax ëllëg moo tax ku dee ak sa bàmmeel góor jigéen dafa doon mi nga xam mbir mu ñaaw la ndax loo xamante ne suñu borom da cee mer ba jël ab xeetu lëmm jël suuf si ëbbati ko ci kawam kon xam nga loolu lu ñaaw la waruñu nangu benn yoon si ñu koy lam-lame képp koo xamante ne moromu góoram ngeen gis muy lam-lame moom la du moom am na góor ak biññe am na góor ak di wax di yëngal ay boppam yu yëngal ay ak weeyam góor sa moromu góor bi wax ak yow def ay mañoo jigéen da nga ko war a dóor mbéj ndax loolu mi ngi tàmbali dee si base âge bu ndaw bi lancé appel ak koy yaay yi ndax boo gisee góor jigéen am nii tàmbali na ci ndaw ndax doom da nga koy yar da nga koy seetlu boo amee sa doom bu góor muy def yenn manière dee ko tere bu waxee yenn di wax waxu jigéen ne ko attention yow góor nga góor de kàddoom nday dëgër da nga koy jàngal yaay yi nañu yar seen doom yi parents yi jigéen ñi nañu yar seen doom bi jigéen ñi nañu yar seen doom góor yi xale bu góor buy wax naka sudul noonu waxu jigéen di xakkataay di rey ne ko góor du mun moom la xakkataay góor moom wax di taasu góor du taasu ana góor ak fecc ana góor ak lëmbal dañuy gis xale yi ndaw ñi bàyyi seen doom di lëmbal buy màggee ñoom ñooy doon lan tey ñi góor jigéen ñëpp te boo xoolee seen yar mi si bas âge bi la nekk noonu kon bu dañuy lancé appel président de la république loolu li ñu bëgg wax noonu bu mu fi amee ñu ngi koy ñaan bu baax a baax loolu bu mu fi am ndax nekk na mbir moo xamante mbir mu ñaaw la encore une fois man d'abord li may gën a wax mooy parents yi surtout les parents surtout les mères nous sommes mères yar ci ndaw la tàmbali yar mu ngi nekk ci bi ngay namp sa doom ba keroog muy màgg dañ naan nag doom dañ koy tànnal waajur góor di ngay tànnalee yaay jigéen aussi noonu la wax tànnalee sa doom papa sa doom boo ko juree mu nekk góor surtout góor ngalawaay am na yenn solini bu ko defar ay body yenn body jigéen ñi nga xamante ne moom loolu moom ñun instant suñuy priorité mooy numéro mooy mbirum góor jigéen ndax dafa ñaaw yow yàlla mi wax ci alxuraan góor ñi takkale ñaar ñett ba ñeent boo leen mënul mën nga takk si ñeent ngeen yem ci kenn am ngeen possibilité takk ñeent soxna yaa ngi fi macha allah jigéen yaa ngi fi xale yi ndaw naka ngay bàyyee sa xale yi ndaw jigéen dem ci seen morom góor te loo xamante ne lu ñaaw la non seulement baaxu si ñoom mais xam ne ñoom ñëpp baaxuñu ñoom ñëpp bu ñu la waxee nu ñuy dundee dund bu métti la ñuy dund wéruñu fu ñu leen gis ñu ngi couche seen anus yëpp yàqu na ñoom dañ ko war a leeral góor jigéen amul anus bu normal seen anus yëpp ubbeeku dañuy couche loolu la moo ko gën a ñaaw waay la moo ko gën a ñaaw ah lii dafa ñaaw ñu ngi koy métti lu bu baax a baax a baax président on dit non non et non. si mbiru LGBT yi nga xam ne ñoo nar a yàq réew mi parce que ñii xeex leen ak jaamu yàlla la man a Touba laa xëyee ñëw te dara andiwu lu bis bii nga xam ne dañuy taxaw ngir xeex ngir Sénégal ñu criminaliser mbir mi parce que mbir la moo xam ne bu kenn toog na sama yoon nekku ci parce que man moo naa xëy ne man Touba laa nekk kat Touba cigarette amu fa góor yi amu fa lu bon yu bëri amul Touba mën naa ne lii kat jërul may ñëw waaye damaa xam ne lii du xeexub Touba du xeexub Tivaouane du xeexub Ndiassane xeex bi xeexub Sénégal yëpp la léegi ñëpp jàpp su ko defee nga xam ne lii lu yàq réew mi la te ñi nga xam ñooy def mbirum góor jigéen defuñ ko ngir dara dañ koy def ngir bëgg bës ak bëgg xaalis wala bëgg aw tur loolu nag duñ ko jëndee suñu réew mii ndax kenn ku nekk xam na ne ñi jiitu woon doon def mbirum góor jigéen suñ borom daa tourné suuf seen kaw te ñun Sénégal waxuma la tourné suuf waaye taw bëri sax attanuñ ko ñun ab taw sax attanuñ ko bay attan tourné ay suuf kon nag li ñuy xeex mooy Sénégal góor ak góor duñ fi warante duñ ko nangu na góor ñi nekk góor jigéen ñi nekk jigéen ndax ñun loolu réew mi daa am ñu ko xeexe ba mu toll fii muy ñu mel ne mag ñi Seydou Hadji Malick Serigne Touba Mame Baye Niass ah Seydina Limamou ñoom ñoo ñëwoon xeex ba réew mi am diine tey duñ nangu nag ay gone yu ndaw jóge fee naan dañuy def mbirum góor jigéen ñu ci woo président de la république gis nañ fi ne Ousmane Sonko sànq
mu ñëw fi mu nekk ak feexte parce que bokk na ci ñi nga xam dañuy laaj réew mi na ko ñëpp def ñi nga xam ne nit bëgg nañ suñ kàddu bu ñu wootee lu mel nii ñoom ñëpp ñu ñëw te xam ne lii nii fi la réew mi di xaar parce que réew mi 95% ay jullit lañ 95% ay jullit lañ ay jullit comme ñoo fi ëpp nag mbir mi dañ kaa war a xeex mu jóge fi ñun nag pare nañ pour chaque jour bu ñu wooyee ci mbir mi danañ ñëw. rek xam nga tey li ñu fi dajale woon sénégalais yëpp xam nañ mooy dañ fi daje pour ñu criminaliser lu ñu tuddee mbirum góor jigéen te réew mi yëpp nee nañu criminaliser mbirum góor jigéen parce que réew mi boo ci génnee kilifa diine yi génne ci classe politique bi société civile bi réew mi day jeex tàkk kilifa diine yi sëñ Mountakha joxe na kàddoom ak signature am sëñ Babacar Sy Mansour joxe na kàddoom ak signature am Cheikh Mahi Niass joxe na kàddoom ak signature am famille omarienne joxe nañ seen kàddu ak signature ba ci roi d'Oussouye nga xam ni ca Casamance joxe nañ seen kàddu ak seen signature di wax nañ ni ku mel ni Ousmane Sonko ñëw bi mu ñëw fii taxaw ci kanamu sénégalais yi wane ni moom adhéré na ci projet bi na ko ñeneen ñi def parce que réew mi ñoo soxla léegi ku nekk ñu xam yow fan nga féete parce que ñaari camp yi rek ñoo fi ne Hezbollah ak Hezbu Seytaan fii tey Hezbollah moo fi nekkoon parti bi ànd ak yàlla pour wax ak résumé ñun amuñu problème ak président Macky Sall na leer xeexuñu nguuram na leer mais ñun ay valeur la ñuy xeex sunu aada la ñuy défendre moral la ñuy défendre kon na wax Nations Unies ni leen agenda bi nga xam ne teg nañ ko ci àdduna bi bu ko jox Sénégal nga xam ne bu ñu demee ba 2026 maanaam kenn dootul am droit tudd fi góor jigéen boo ko tuddee ñu jàpp la agenda boobu la ñu wax ne nañ ko teg ci suuf bu ngeen fàttali ko bi fi Barack Obama ñëwee mooy président bu États-Unis président dañu woon Sénégal pareegul Sénégal parewul woon démb ca jamono Serigne Touba ak El Hadj Malick ca jamono Cheikh Omar parewul tey te du pare suba parce que ngóor jigéen askan wi moo ci d'accordul kon nag lii commencement rek la day am suivi bi mooy dinañ jël ay député yoo xam ni déjà am na ay député yu engagé wu pour jël procès bi yóbbu ko assemblée pour ñu criminaliser mbirum góor jigéen léegi nag li tubaab bi naan la balle est dans votre camp maanaam léegi mu ngi ci côté état bi nag damaa jàpp ni du xaru xanaa tubaab bi duñ ko jaral mu bàyyi askanam kon na ñëw fi askanam fi ñu nekk mooy d'accorduñ ci mbirum góor jigéen na ko ni Paul Biya defee Paul Biya ba nekk ca kii Cameroun dafa lànk ni mbirum góor jigéen du ma ci d'accord bu ñu kenn wax ay droit de l'homme parce que ñun l'islam bu dee droit de l'homme li ci l'islam wax benn diine waxu ko ci li ci christianisme wax benn diine waxu ko ci kon lii encore une fois du problème mu sax diine problème mu être humain la Idrissa Gana Gueye ab footballeur la Ablaye Diallo ab footballeur la barki démb bi ñu leen bëgg a solloo maillot Paris Saint-Germain pour ñu feete mbirum góor jigéen dañoo lànk kon sénégalais yëpp d'accord ñu ci mbirum góor jigéen ñu ngi ciy woo acteurs yëpp nag rawatina rappeurs yi ñu jóg taxaw mouvement Y'en a marre ñu jóg taxaw ñoo lànk association yooyu il faut ñu jóg taxaw dugg ci combat bi xam ni combat bi problème mu génération la mag ñi li ñu waroon def nañ ko réew mi El Hadj Malick li mu waroon def na ko Serigne Touba li mu waroon def na ko Cheikh Hadji Abdou Aziz Dabakh li mu waroon def na ko sëñ Abdou Lahad Mbacké li mu waroon def na ko nañu taxaw temm ñun génération bi xool bët bu xonq coy nguur gi ni leen fawuñu ci kafuñu ci réewuñu ci Sénégal yëpp taxaw nañ ni góor jigéen du jàll ci réew mi parce que Macky Sall moomul réew mi dañ ko koo dénk te kon dañ ko koo dénk nag li Sénégalais yi bëgg loolu lay def